voilà mbokki téléspectateur Grand Yoff TV tey nag ñu ngi fii xam ngeen ne bu ngeen ko gisee di ngeen xam ne fi mooy terrain gaal gi ñu ñëw fi nag si événement boo xamante ne événement bu mag la événement bi nag ñu ko duppee sargal Weuz nag ku ko dégg war nga xam c'est un grand coach un formateur waaye aussi koo xamante ni mu ngi jàppale ay ndaw ci seen bëgg-bëgg muy wàllum football Ousseynou Cissé lay wuyoo mu nekk koo xamante ni tey waa Grand Yoff xam nañ ko rawatina ASC yi nga xamante ñoo nekk fii ASC nawetaan yi waaye tamit équipe nationale bu football bu Sénégal xam nañ ko ndaxte am na xale yi nga xamante ni formé nañu jaar na seen loxo mu formé leen ba tey jii ñu ngi leen di dégg nag ci équipe nationale bu Sénégal rawatina local bi waaye tamit am na xale yoo xamante ni tey jógee nañu fii dem bitim réew dem football yi ñoom nag jaar si loxo yi ki nga xamante ni mooy Ousseynou Cissé tey ji nag gàcce ngalaama lañ koy wax moo tax nag ñu organiser bés bi nga xamante ni moom la ñu duppee nag sargal Weuz bés boo xamante ni mbokk yi daañu si dégg ay réaction wax kan mooy Ousseynou Cissé ak tamit fan la jaar ak tamit bëgg-bëggam si wàllu football ak naka la yoree centre de formation bi nga xamante ni moom la yoree tey ji nag moom lañ leen indil yéen waa ñi nga xamante yéen téléspectateurs yu Grand Yoff TV xam naa dañu leen di bàyyi rek ngeen xool entrée équipe yi daañu koy doore nag si match xale yi nga xamante ni ñoom la formé waaye tamit match bu mag bi mooy tey ñi nga xamante ni ñoom ñu anciens joueurs yi nga xamante ni moom la Weuz formé ak tamit nouveaux joueurs yi nga xamante ni moom la Moussa Cissé formé loolu tey moom mooy grand match bi ñu duppee ko nag sargal Weuz kon mbokk yi ñu bàyyi leen nga seetaan image yi laata ñuy dellu si waat si yeneen commentaire Raymond Pierre si Matar Kandé Aziz Kandji Abdou Aziz Ndiaye Ibrahima Jacques Papis ça va Modou Ka Daouda Camara ça va bien Ibrahima Michel ça va Mohamed sang bi jaar nañ Souleymane nga def Souleymane Madické Seck ça va nga def Seck Sadia waaw alhamdulillah mooy laxaat do laxaat lay jaar Pati Ousmane Poblar waaw Babacar jaar nañ Mohamed sang bi lay jaar ba Alaaji bien Moussa bien Pape ça va bien ngeen def Lamine Sayo ça va Younousa jaar nañ la baax Cheikh Pape nga def fay ça va bien Amadou ça va bien Plateau pardon Plateau Mamadou Lamine Mané Mamadou Lamine voilà sang bi lay jaar Saliou nga def ça va bien Baye Modou ay Modou nga def Khamat ça va bien ngeen def fay Cheikh Cheikh ñu lay jaar ngeen def As Diop ça va bien ay ngeen def ça va bien lii tey boo amee bett ñu parce que du ma ne gullet du tey rek la ko Weuz mooy nit boo xam ne dafa gëm boppam gëm fu mu nekk ak gëm goxam parce que am na ñoo xam ne tey mënoon nañu am final bu toll ni ñu ne dañ koy yóbbu si beneen zone wala beneen quartier mais moom bëgg xaar yàlla ak bëgg terrain gaal gi ak xam na ne lépp lu mu mun a am
fii la koy amee ak lépp lu mu am tam fii la koy delloo loolu moo tax tey mu def ko fii ba pare ñu ngi gis liggéey bu extraordinaire bu muy def si xale yi tey boo ñëwee ci final bi tey mun nga fi génnee ay talent pur yoo xam ne si moom lañ jàngee football si moom lañ jàngee dóoree bal ba tey Weuz amul luñ koy wax lu dul gàcce ngalaama. Weuz dafa nekk koo xamante ne d'abord acteur de développement la ndax li mu def ni yor école de football téye fi xale yi depuis à l'âge de 5 ans ba presque am na ñoo xam ne am nañ 16 ans 17 ans donc loolu c'est pas donné à n'importe qui nga mën a yor ay xale éduquer leen inculquer leen formation def ci ñoom ay valeurs donc muy ñoo xamante ne ni loolu partenaires yoo xamante ne lañu commune da ko soxla école de football la mais aussi mu ngi éduquer donc muy loo xamante ne lu am solo la sport nag bi muy def dafa bokk ci compétence yi ñuy transféré ci collectivités locales yi muy mairie yi nga xam ne donc ñun ci mairie yooyu la ñu bokk mu ba tax na képp koo xamante ne ni yaa ngi yëngatu ci domaine boobu boo saisiré le maire moom en tant que autorité dafay jël sa demande en compte xool ko saytu ak les services concernés mais même bu mënoon ñëw dina teewal boppam mais gàllankoor moo ko téye moo tax mu yebal ma ñëw man mi mu dénk wàllu sport ba pare ànd ak chef de cabinet am teew pour d'abord jëmmal Ousseynou ci bésam bi mais maire aussi wan ñu ne kat Ousseynou dafa nekk partenaire boo xam ne kontaan na trop ci li muy def ndax sport xam nañ ne facteur de développement la sport dafa nekk loo xam ne dafay fédéré sport nekk na loo xam ne tey jii ñëpp dañ ko bëgg donc boo gisee koo xam ne da ciy yëngatu di former ay ndaw dafay jaar yow en tant que commune nga ñëw teew jàppale ko wan ko sax njàppale mais wan ko aussi ne yaa ngi ci ginnaawam te lépp lu mu sumb di nga ko sumbule donc ñun aussi en tant que commune sport nekk compétence bu ñu transféré ba tax na képp koo xam ne ni da ngay def lu mel nii commune bi da ciy teew jëmmal bés bi d'abord en tant que autorité mais aussi dina la ci jàppale pour que vraiment gën a jëmmal bés bi pour que lépp loo xamante ne ni yéen a ngi ci yëngatu pour ñu mën leen ci jàppale loolu moo tax commune bi à chaque année képp koo xamante ne ni da ngay yëngatu ci wàllu sport commune dina la jàppale ci wàllu ballon ci wàllu maillot ci wàllu équipement sportif pour que au moins li ngay yëngatu nga mën ko am ndax xam nañ ne football mënoo ko def sans équipement donc loolu commune bi da koy subventionné à hauteur ci xaalis bu bari chaque at ñu ngi koy def donc muy loo xamante ne ni loolu moo waral tey suñu teewaay fii ci stade bi ñu ñëw représenter le maire et le conseil municipal pour ci bés Ousseynou bi. ki nga xamante ne moom moo ñu fi réunir muy Weuz suñu boy la suñu rakk la et franchement ñu gis ni mu sonnee nag ci football bi sonn ci sport bi jàppale xale yëpp guddi bëccëg suba ngoon mu ngi ci xale yi kon tey su xewlee bés bu mel nii dañuy bàyyi suñu lépp ñoo teew ko et te aussi moom moo ko wone parce que dafa dëkk ak nit ñi am na yar am teggin franchement te bëgg li muy def aussi loolu nag bon nit ñi moom bu fekkee da nga fonk li ngay def bëgg ko rek respecté nit ñi boo wootee ñëppay ñëw. ñu ngi jaare bu baax a baax di jaare communauté Xaar Yàlla bi yëpp di wax si Weuz bi ma xamante moom yàggul ça fait ay 6 mois mais macha allah ñëwoon naa fi ça fait 4 jours fekk ñëw terrain bi gis ni mu demee yëpp mais moom final bi tey la moo tax moo ñëw si final bi mais macha allah li ma gis daal dal na xel mais am na nag ay affaires yu bëri yoo xam ni dina ñëw après waaw dina ñëw man sama boo xoolee sama cap ba si suuf sama daal yi ma sa lépp football la sama lépp football la waaw sama lépp football la mais xam naa année prochaine final bi dina demee neneen dul nii parce que man maa ngi nekk côté Arabie Saoudite am na ay projets yu bëri yoo xam ne maa ngi ko yor si affaire football mais xam naa après parce que maa ngi soog a ñëw mais dinaa si communiquer gars yi fii ñu xool bon nu ñuy gën a yaatale gën a jàppale booy footballeur yi ba ñu am ay talent yu baax yu nekk fii mais macha allah li ma gisu muy déroulé ci final bi nii macha allah neexagum na daal waaw. waaw une fierté am ci mbégte bu baax a baax parce que lu mel ni le dafa jafe nga am ay xale di leen encadrer ba bés bi toll nii nga bëgg leen rendre hommage bëgg surtout jël ko tox ko teg ko ci loxo ki nga xamante ne mooy le premier magistrat de la commune muy le maire Madiop Diop bi nga xam ne moom la ñu parrainé bés bii nga xam ne Weuz moom lay sargal ay élite ay xale yi nga xamante ne da leen encadrer durant un certain temps je pense que c'est une fierté et c'est une grande joie. bés bi bésu mbégteel la bés bu neex la franchement naa kontaan naa trop si bés bi daal. Alaaji Weuz daal borom baax la amul benn problème papa ñëpp la sama borom kër la mais maa ngi koy ñaanal rek mu bëgg ci xolam yàlla ko yàlla defal te bëgg na tamit xale yi réussir ñu ñaanal xale tamit ñu réussir ba ñu mën a tette jàppale seen waajur yi daal. neex na torop sama jëkkër moo aaye ma ñëw jàppale sama wujju bi
Weuz mën naa ne maa ngi moom yàgg nañ de parce que ci kanamam laa juddee laa màggee et tout et franchement c'est quelqu'un de bien te bu sañoon booy yi dañuy réussir et il a beaucoup fait pour le sport aussi. na ci xale yu bari tey jii boo xoolee ñu mu defar ci xaar yàlla bi bari na lool macha allah ndax tey jii boo xoolee catégorie gi jeunes yi yëpp Weuz ci loxoom lañ jaar am na ci ñoo xam ne ñu ngi Ligue 1 am na ci ñoo xam ne ñu ngi Ligue 2 kon donc loolu nekkul lu yomb. ndax tey jii nii boo xoolee lim fi liggéey mérite na jàppale quoi waaw li si mel ni autorité Grand Yoff yi baax na trop pour ñu ñëw gestu école de football Moussa Ba pour yokk ñu doole quoi ndax soxla nañ ko lool waaw ndax ku mun a jàppale lu toll nii si ay xale si jeune Grand Yoff xar yàlla donc kooku mérité na jàppale bu rëy a rëy te loolu la ñuy ñaan si autorité Grand Yoff yi. waaw problème bi moom daanaka moo tënk école football yi nekkee si périphérie bi yëpp mooy ñàkk moyen ñàkk ndimbal loolu daal moom mooy principal problème bi. manque de matériel ak déplacement yi nga xam ne da nga koy soxla pour jouer ji ak yeneen équipe yi loolu ay car pour dem déplacement dem jouer ji ay match parce que xale yi dañuy bëgg di jouer ay dem di génn di jouer parce que mënoo rester fii di jouer da ngay bëgg di jouer ak ay yeneen équipe donc pour te loolu ay moyens la laaj tout le temps mënoo nekk di laaj parents yi de passe tey métti trop. si ñoom parce que fii ñu dëkkee ni ñun ñëpp xam ne situation fii nii quartier yi moom day xaw a métti daal loolu daal moom mooy suñu principal problème. waaw booy yi man ak ñoom ñoo nekkoon nañ depuis ba ma nekk xale yoroon naa ne ba ñu nekk booy après ba ñu màggee ñu jox leen Weuz affaire yoroon parce que lii dafa rafet quoi nekkoon nañ ci loxo Weuz di leen tette yenn booy nekk ci ay club ñi nekk ci ay centre tey retrouvailles bi ñu ñëw jéeg ak booy yi nga xam ne Weuz moo doon yor affaire bu rafet la Weuz def affaire yoroon parce que booy ba mu dara dul dara Weuz moo leen doon jàngal contrôle passe jàngaleen éducation football tey bu ñu nee ba màgg war nañ delluwaat Weuz njukkal delloo ko waat cër te amaat na tey dafa rafet moo tax dañuy kontaan di ñëw jàpp ci di gën a soutenir Weuz di gën a soutenir booy yi malgré nekk nañ ci ñun gën nañ duñ leen bàyyi lu ñu mën dañ leen di conseiller di leen jox sunu engagement sunu lu nekk pour gën leen di pousse ba booy nekk ay professionnel loolu moo tax ñu jàpp ci. bi ku ñu yàgg jàppale la ñun tamit il faut ñu jàppale ko tamit bu wootee ñun il faut ñu ñëw xam nga teewu ko. def affaire bu nice am def fair play yaa am gën a xam waaw. dama leen di wax ñu gën a dolli entraînement bi parce que ñun au fur et à mesure dañ fiy jugee dañ fi toog dañ fiy jugee te ñoom ñoo fi nekk il faut ñu ñëw ñoom tamit suñu ginnaaw ñu gën a jàpp si entraînement bi yaa am gën a xam. lépp daal waaw sama jeunesse waaw lu may wax si moom kës moom bëgg la bëgg na ay jouram moom du bëgg benn jouram am lu ko métti xam nga entraînement yi tamit da lay motiver xam nga dëgg la métti na mais xam nga da lay motiver dëgg la tey moo tax ba tey nii xam nga fu ñu dem fenn rek entraînement ba xam nga dañ koy adapté wu ak jàmm. waa di ci am kontante di ci sant yàlla bu baax di sant samay ñaari waajur di sant sama yaay di sant tamit ñëpp ñu ma jàppale tey bu ñu nee Weuz ñooñu la ba pare beneen bis topp muy man sama wàllu bopp ma amal sama jomu bopp am fulla am fayda xam nag li ma indi Grand Yoff daal yàlla suturaal ma ci ma am ci lépp li ma bëgg daal waaw. sant yàlla rek sant bu baax xam nga dama fi jotoon def armée ma jeexal dellu si fi ñëw fekk booy yi di jaar ñi ay dem géej ñi def yëfu banditisme ma def ni ne bon man dinaa def tout pour booy yi au moins ma mun leen encadrer yàlla suturaal ma ci nag jàppale ma ci parce que du mën doo dara sutura suñu borom la waaw di ci da jaar tam passage di wax ASC Gaal gi tey bu ma tolloo fii tam ASC Gaal gi la nit moom soo waxul dëgg rek wax fen waaw aw ma ci nag jàppale mais maa ngi ciy sant yàlla maa ngi ciy góorgóorlu maa ngi ciy def lépp lu ma mun waaw nekk si benn liggéey plus de damay wax 25 ans
ça veut dire que bu suñu borom defee loolu yàlla def nga ciy góorgóorlu saa su ne ñu ngi ciy wut ndëmbal waaw ci côté bu nekk nag mais ñun li may wax nit ñi rek ndimbal bi nag du ay may ñu xaalis ak wala leneen mooy que nit ñu mooy matériel xale yi comme loolu la ñu gëm ballon polo lu ñu si nit mën a jàppale rek ñu jàppale ñu si. bon am na catégorie yëpp pipi minime benjamin poussin cadet junior ba ci senior. waaw bëri na de am na ñi nga xamante ni peut-être ñi ngi Europe am na ñi nga xam génn guñu tey ku mel ni Sadia mii di joué fii ak Axibuli fii lañ leen formé bon ba tey ñi ngi joué Ligue 1 ñu leen formé pare jox leen Sadia ñu jox ko Darou Salaam mu jógee Darou Salaam tey booy joué Dakar Sacré-Cœur Axibou joué na fi tey ba nekk fi international ànd ak Koto dem si yàlla di ko ñaanal mu dem fi mondial joué fi U20 waaw. maire dama koy wax ni bis bii bi ma ko defee ba pare dama ne man tuddee ma ko kenn monsieur le maire laa ko tuddee c'est pas question que ni waxu xaalis la wala waxu leneen dañ ko def ngir dara parce que moom mooy borom dëkk bi nit nag bu nekkee ci dëkk borom dëkk bi da nga koy jox li mu moom di ko ñaanal wër ak gudd fan di wax yàlla na moo xam lépp lu mu bëgg yàlla na ko si yàlla jàppale ba mu am si ndam ba ñu toog sax suba di ko gis sax président de la république waaw peut-être loolu yàlla mun na ko yàlla defal. li ma ciy wax rek mooy des fois bu taw bi tawee dootuñu amati fu ñu entraîné moo tax dañuy dénk ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi nekk muy waa gaal geek muy ñëpp dañ leen di ñaan daal nit ñu mun a defaree terrain bi rek nañ ko defar parce que peut-être xale yi quartier bi yëpp fii la ñuy fooyee kon donc nañ ci def lépp lu ñu mun ba suñu borom jàppale ñu si ñu am ci ndam daal te ñaan nañ yàlla tey génnee fi tamit leneen ak leneen loo xamante ni pourquoi pas comme tey Cheikhou Kouyaté nu mu fi génnee nekk professionnel ñaan nañ yàlla am fii tam ay professionnel di sant ñëpp bàyyiwuma kenn ndax su ma limee damay juum di wax ku ma bëgg ak ku ma bañ ak ñëpp maa leen di sant di leen ñaanal parce que tey ñi lay bañ ñooy tax tey yow nga mun a progresser ñi lay bëgg nag xamoon noo leen di def daal donc ñi ngi sant yàlla bu baax di sant tamit imam borom télé bi imam Khalifa Baaw ñu li tax ma ne maa ngi koy sant kooku dafa njëkk a nekk sama dirigeant ba pare nekkaat sama kilifa donc moom tamit yàlla na yàlla guddal fan wi wëral cër bi ba li mu bëgg mottali yàlla na ko si yàlla jàpp ba mu mottali ko waaw nit ku baax mi ngi noonu waaw. ah donc chers téléspectateurs Grand Yoff TV mi ngi noonu tey mu nekkoon bés bu mag muy bés Ousseynou Cissé di Weuz mu nekk nag bés boo xamante ni tey moom lañ ko jagloon muy sargal jeex na ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy anciens joueurs yi ñoom ñoo gagné 1-0 waaye nag gis nañ football bu rafet football boo xamante ni wax dëgg yàlla ku ko togg nag moom mooy Ousseynou Cissé donc sargal baa ngi noonu réaction yi aussi déglu ngeen ko ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ànd ak Weuz yàgg ànd ak moom waxtaan nañ nag si li nga xamante ni tey moom mooy naka lañ koy def ba jàppale ko waaye tamit fexe ba dimbale xale yi ngir nag ñu mun a nag mottali si seen nag li ñuy bëgg muy nag football bi. loolu nag tey kon mbokk yi téléspectateurs yi moom lañ leen indiloon fii ci terrain gaal gi fii ci nag Grand Yoff voilà donc kon mu ngi noonu Weuz ñëpp ñaanal nañ ko ngir nag mu gën a mën a nag mën a yore xale yi waaye tamit doole ji nga xamante ni tey gars yi mën nañ koy dimbale ki nga xamante ni moom mooy Weuz ci côté nag synthétique ci côté tamit matériel bi ak tamit li nga xamante ni mooy moyen de locomotion yi maanaam anam yi nga xamante ni moom la ñu mën a nag defee déplacement ngir nag na def yeneen match kon chers téléspectateurs mu ngi noonu Grand Yoff TV mu nekkoon bés bu am solo fii si Grand Yoff ñi leen di jaajëfal bu baax a baax di gërëm tamit ñi ma àndaloon si technique bi muy Aïcha Ba ak ki nga xamante ni mooy Laye Cissé waaye tamit ki nga xamante ni tey mooy nag Sidia Sané jërë ngeen jëf mbokk yi